passé donc cette fois-ci ñu nekk ci élection législative yi ñu seet si kenn ci ñi nga xam ne dafa bokk ci candidat yi donc ñu bàyyi ko mu présenté wu. Voilà, merci beaucoup Sey Info ci invitation bu ngeen ñu invité tey man la docteur Ismaïla Diallo di coordinateur départemental Yewwi Askan Wi fii ci département Guinguinéo mais également di candidat Yewwi parmi les candidats aussi de la députation de Yewwi Askan Wi sur la liste nationale. donc laaj bi njëkk bi ñu koy njëkk a laaj parce que souvent politique moom dañu naan dërëm dafa yàqu donc docteur ak say qualité yi gars yi xam ci yow ñi fi nga dugg ci politique lan moo la dugal ci politique. mais politique lu baax la politique bu na ko tubaab bi xayma mooy participer à la bonne gestion de la cité kon politique dara bon na ko nit ñi nag ñoo ñaawal politique ba telle sorte que kenn ñemeetul politique ndax souvent ce qui arrive mooy bu période élection jotee dañuy wax loo xam ne duñ ko def wala duñ ko jëfee loolu mooy dem na ba indi ñàkk kóolute diggante population bi ak l'homme politique mujj gi ñu tuddee leen ay politiciens mel ni comme dañ ko def métier ñun nag dañoo ñëw indi leneen loo xam ne dañuy continuer di nekk ci lu ñu nekk mooy activités yi nga xam ne dañ koy def mooy suñuy domaine de compétence mais ba pare participer activement ci li nga xam ne moom mooy jëmale kanam réew mi mooy jëmale kanam sa gox ak sa gox-goxaat en tout cas mu nekk li nga xam ne dañ koy def te yàlla rek tax def ko aussi itam ak suñu aqulaay taala ñun duñu ay politiciens mais on est des hommes politiques on est des acteurs politiques. mais bañ ci duggee léegi est-ce que seetlu woo relation yoo xam ne xëy na peut-être wàññi na ko wala xëy na sa jafe-jafe ak nit ñi est-ce que amul benn kii ba seet la. non man pour man sama diggante ak nit ñi dafa gën a yokk parce que ci politique booy dugalante ak nit ñi da ngay jàng lu bari da ngay xam loo xamul woon da ngay gis loo gisul woon au contraire dama ci am expérience bu kawe sama njort dama gën a xàmmee dama gën a ràññee dama gën a xam nu ma war a doxalee ak nit ñi ak nu ma war a wax ak nit ñi parce que tam au-delà de tout nekkuñ ci loo xam ne pour réeroo la wala pour que ñi ŋaayoo dañu nekk ci loo xam ne ñun ñëpp dañuy sottalante xalaat pour mu indi leen loo xam ne dafay njëriñ askan wi mais également day njëriñ gox bi man de personnellement lay wax moo duggee ci politique ba tey dama gën a jàngaat dama gën a xam dama gën a ràññale. waaw donc ñu gis aussi parti bi nga bokk moom parti bi moom muy Pastef nekk parti boo xam ne en tout cas bari na bëri de waaw donc des fois sax dañ naan ay violence rek la ñuy def wala bon en tout cas daal fi leen gars yi baaxee daal la ma waral lool aussi. bon du ñëpp ñoo ne dañoo violent donc xëy na ñu nekkee ci camp bële ñoom ñoo ñu bëgg a jaxase ak askan wi ba naan on est violent waaye ku gis ne may doxalee fii gée ngi neew gisoo fi benn violence ñu ngi demalante ak nit ñi ci lépp lu ñu woo ci lu baax ñu dem ci waaye nag lépp luñ gis loo xam ne nag safaan la te baaxut nag dañ ci dul baaraam xam naa nuñ koy duutee baaraam ak nuñ koy waxee xëy na nit ñi moom la ñuy gis ne ñii dañoo violent nangam waaye tam bu la dara jaralee nga taxaw ci teem rek mu nekk dëgg xam nga dëgg moom moo diis rek moo tax nit ñi tey jii ñu jàppee que dañoo violent mais ñun on est une très grande force de proposition seetlu bañ nekkee gée ngi ne ba tey luñ fi waxoon nañ leen dem béy nañ leen maye deret nañ leen def yeneen ak yeneen waaye tamit bañ bu jotee nañu bañ def nañ fi marche parce que lii ñu tegoon dafa jaaduwul woon moo tax ñu marche moo tax ñu revendiquer def nañ ay concert de casserole te parce que dafa am loo xam ne neexuñu mu nekk une forme de revendication mu nekk loo xam ne tam constitution bi daf ñu ko may mooy ñun yow que ce soit man ak yow citoyen bi bu ñu amee lu naqari am nañu droit am nañu liberté def marche waaye nag booy dem marche te yow nga ne yow ba nga bindee xayma dox autorité bi ne man marche pacifique laay def mu ne la doo ko fi def le 8 dañoo def suñu rassemblement amoon na coow waaw mu ko kon kay nañu xool fu violence bi féetee mais ñun on n'est pas violent dëkk réew mi lañ bëgg a jëlee fi mu ne ci nguute gi mu ne. donc aussi wax nga ci marché bi casserole bi nga xam ne ñëwoon fan yi passé donc nekkoon aussi ñaar yéen yoo xam ne def ngeen ko donc tey au moins concert casserole tey lan nga ci mën a wax maanaam lan lañ signifié parce que ñu bëri aussi comprendre luñ dañ naan bon dañuy tànkal nit ñi bon lan nga ci mën a wax daal lan ngeen ciy déglu.
non tànkal Macky Sall du tànkal nit ñi walaay tànkal Macky Sall ndax Macky Sall moo ñu tànkal ñun aussi itam ñu bëgg a fayu te forme bii lañ mën a jël pour vraiment moom it tànkal ko parce que y a plusieurs formes de lutte da ngay marche da ngay wax mais aussi tamit da ngay am nooy def wane ne sab naqar conseil de constitution bi nekkul lu dul wane woon ne ñun kontaan nañu ci Macky Sall nu mu téye réew mi nu mu salfaañee démocratie moo taxoon ñu def conseil de casserole dañoo wax nag képp ku am lu la métti nag ci Macky Sall c'est que fi nga àggee ñu ne moom bu ñu waxee ne amul lu leen métti ci Macky Sall dañuy wax lu leen neex ndax ñun Macky Sall ñun la gën a wàcc ñun département Guinguinéo. donc aussi xam naa nag di nga ne tey moom lan la ma suul dencal mais occasion bi comme xëy na peut-être yaa ngi gën a jege kilifa bi te yu bëri aussi yoo xam ne peut-être xam nga nu mu demee te aussi ñàkkul ne yaa ngi ci am information yi mais dañ seetlu daal que ne marche yi nga xam ne mi ngi doon fan yi passé te amul autorisation donc finalement moom ay nit yi ci dee donc à qui la faute. à qui la faute xam nga violence légitime dañ ko dénkaani ñun peuple bi xam nga boo jëlee nit fal ko rek dénk nga ko kaaraange sab kaaraange donc moom moo yor violence légitime c'est-à-dire moom rek moo sañ moom rek état rek a sañ dóor la te doo mën a fay kon nañu xoolaat kan moo fautif ki nga xam ne yow da nga jël sa kaaraange dénk ko sama sécurité pourtant ñu ngi agressé fan yëpp da ngay dégg ñu sàcc nañ fi doomu jàmbur rey nañu nit da nga xam ne buñ jëloon suñu force de sécurité yi ñu jublu ci loolu ay agression dina amati ci réew mi da nga xam ne ay sàcc dina amati ci réew mi nañu xoolaat li ñuy def pourquoi rek ñu sawar ci bu opposition taxawee ne lii du fi amee rek ñu dem dal ci kawam ba indi ci ay jéer def yu mel nii pour que ne waa gis ngeen leen dañoo violent nangam yooyu yëpp c'est une manière de vouloir nous mettre en marche avec la population mais yàlla def na jamono toll na foo xam ne niñ doon politiquer bu njëkk mënuñ ko politiquer léegi ñëpp a xam ne ràññi Serif mënu ma la nax fii waa Guinguinéo ku mu fi nax dalaa neex peuple fii nii ku mu fi nax dalaa neex au contraire sax léegi dañuy wax ne population bi moom mooy nax politicien dem nañ ba yegg si foofu parce que ñëpp xam nañ ils sont informés de tout suñu yaay bu ngay demee si kër dañuy déglu YouTube dañuy seetaan télé dañuy seetaan Facebook dañuy seetaan lépp xam nañ lu xew ci réew mi li xew ci réew mi mooy am na ko fi ne bëgg a forcer ne day def 3e mandat te loolu ñun duñ ko nangu ndax moom moo taxawoon ñoo àndoon 2011 xeex 3e mandat ba ñu boole ko ci programme bi ne nag dinañ ko régler une bonne fois pour tout ba nga xam ne ku ñëwati 2 mandats ngay def nga dem ñun ñoo ko bokkoon ànd xeex ko waaw léegi dañuy seetaan ñu def la kaso rek Sénégal du comme yeneen réew yi donc loolu la ñuy bañ moo tax ñu taxaw temb nag mu jaral lu ñu ne. donc ñu ñëw ci parce que bala ñuy wax ci njëriñu département bi il faut ñu laal saytu da ci baax occasion bi yombul waaw donc aussi boo xoolee ñaari li fi indi coow li parce que ñu bëri aussi seen gis-gis mooy comme kii xëy na peut-être liste titulaire am moo valable kii aussi suppléant bi moo valable donc est-ce que éliminé woon ñaar yëpp tey pour yow est-ce que nekkul woon li yoo xam ne mooy noppal ñëpp te mooy yoon ci li ma yaakaar. waaw loolu xam nga kon da nga posé question bu am solo xam nga gis nga ne moom mooy yoon loolu moom mooy yoon parce que njuumte la rek ay yëfu nit la xam nga lépp loo gis dans la vie yëfu nit la dem nga di déposer sa liste ab njuumte bu ci am buñ la waree sanctionné la ci sanctionné waaye buñ la ci waree tamit bu fekkee ne délai yi may na la nga changé parce que liste départementale gis nañ ce qui s'est passé bu Dakar amoon na njuumte waaye ñun ñu ngi woon ci délai yi pour mun ko changer bii nag on n'a pas demoon nañ di ko changer yàlla def tamit ñu am fu ñu defaat erreur bañuñu ne juum nañ waaye ñee tam dañoo juum waa mais non ñoo juum bu gën a garaaw ñoom déjà parrainage dañ ci am problème parce que ñoom ñun bu ñu ëppaloon parrainage tey ji jàq nañu bu yàgg ñoom seen parrainage ñu ne indi leen temps xayma ko ñoom ñu indi lu ëpp loolu kon bokkatuñ ndax dàqee nañ ko fi ay nit def nañ ci jurisprudence Malick Gakou wax nañ ko fi ba tàyyi ñaari liste yi am nañ problème nañ jël naa liste yëpp dàq leen waaye nga choisir bi liste titulaire bi jël bi nga ne liste suppléant yi ngay jël kenn mënu ko gis kenn mësu ko gis dans l'histoire politique du Sénégal lu mel nii ñoo ngi koy doog gis amul fenn te gi nga élection yi le jeu démocratique moo yaakaar ne tey Sénégal toll na foo xam ne vitrine la ñëpp dañ koy xool ci seen démocratie seen tey ak seen dal
kon baaxoon na bu demee ba élection aussi tam ñu permettre ñëpp ñu bokk parce que ku ci ne xëy na am na ñoo xam ne benn groupe bu taxaw fee bu ne man kii laa wóolu mu nekkal ma assemblée nationale kon tey mayal ñooñu ñu exprimé wu defoo ko pour ki nekk candidat mais da nga koy def pour le peuple ki nga xam ne moom kii la choisir wala kii la bëgg mu nekk ci assemblée nationale wala ci mairie bi wala ci conseil départemental pour kiyal ko nu àdduna war a doxee wala nu réewam war a doxee c'est très simple kon président buñ ko fi tegee teg fi administration c'est pour que ñoom ñu fexe ba élection yi jaar noonu te ñu war a bokk yëpp bokk man su ma sañoon duñ ko dëgëralee nii ba nit ñi duñ bokk bañu ma parrainage bañu ma tamit ku def yenn erreur yi ñu sanctionné la mais tamit faciliter nit ñi la tâche ba nga xam ne élection yi day nekk élection yoo xam ne yu apaisé lay doon ki ci war a bokk warul bokk doo bokk noonu la. ok donc ñu gis na aussi bokkoon nga ci candidat yi passé ci élection yi passé di nekkoon aussi candidat ci conseil départemental bi donc tey boo ñu mën a résumer tey sa jaar-jaar ak aussi lan nga gisee lan nga ci ban jàngat nga ci am daal waaw ak lan nga ci mën a wax aussi. waaw mooy li ma la doon wax sànq rek mooy ba nga ma waxee ne politique bi est-ce que amoo ci ay kii déedéet amu ci lu ma ci am daal mooy jàng naa ci lu bare permettre na ma gën a xam département bi permettre ma gën a xam paramètres yu bare ci département bi ci li nga xam ne ay soxla la ñu war ko toppatoo ay soxla yu ndaw li ma gën a marqué nag mooy département bi ci dugg ay soxla yoo xam ne doomu dëkk ba sax bi nga xam ne yàlla dimbale na ko teral ko sax mun na koo régler yooyu ngay dem ci dëkk ba ñu la koy laaj te fekk ñu waroon am lu ëpp loolu mooy wane ne ñi nga xam ne dañ leen a faloo ñu ne fi kii ñu dara wala tam bu ñu faloo ba pare duñu gestuwaat askan wi donc Guinguinéo moom département Guinguinéo moom dañ ko toroxal te damay ñaan ñi nga xam ne ñooy laaj Dakar laaj buubu ñu am tuuti yërmande ñu xam ne lii ñuy nekkee dafay jeex suba te lu ñuy waxaat la parce que man lu gën a neex tey ci politique mooy suba mu dem ba jeex ba ma toog comme Moustapha Niasse tey jii ni mu jeexalee ma dem ba toog ñu ne lu mu fi def wala ma dem ba tey woon ginnaaw nit ñi di wax ci lu baax ak ci taxawaay bi nga amoon xam nga Galaañang moo fi nekkoon suñu maire mais lu mu métti Galaañang lépp lu fi baax moom moo ko fi def te dañ koy tudd maire Daba mii bu fi jógee itam suba lu mu dee dinañ ne moo fi meloon nii kon surtout ñun ndaw ñi mag ñi sax amul lu ma leen wax mais ndaw ñi nga xam ne tey jii dañoo dugg ci politique ba pare yàlla jox leen bu ndombo tànk nga la nañu am pas-pas ak yéene ci li ñuy def ba nga xam ne suba ñu am lu fi bàyyi c'est important. ok merci donc tey nga bokk ci candidat yi donc tey boo ñu doon wax tey lan mooy député lan mooy rôle am lan ngeen ci mën a wax aussi. bon tuuti ma delluwaat ginnaaw pour wax ne nag tam di profité nag pour remercier ñëpp ñi nga xam ne dañ ñu voté ci élection locale yi parce que tam am nañ ci résultat bi li nga xam ne wax dëgg yàlla moo ñu permettre tey ñu def transition pour xalaat dem députation ñi ñu àndee tey xam naa dinañ ci dugg voilà député mooy ki nga xam ne aussi tamit peuple bi moom aussi xam nga député moom mooy représentation du peuple mooy assemblée nationale peuple comme fu wane ne dañoo dénkaane rek gouvernement sañul def dara am na ci yenn question majeure yoo xam ne sañ ko tey bu ñu waroon dem ñaan ma ko yàlla ñu waroon dem attaquer def guerre fenn day nekk loo xam ne dañ ko député yi dañ koy nangu ba pare comme loi sur l'homosexualité ñu ne dañ ko war a wote dañ ko war a wot député bi bu ko nanguwul c'est-à-dire peuple bu ko nanguwul kon député bi nga xam ne tey jii man su ma nekkoon député naa xam ne man jëmmu département Guinguinéo laa taxawoon nga xam ne jëmmu Sénégal laa taxawoon ak képp ku ma wóoloon yëkkati carte jox ma même ku ma wóolu woon jox ma carte dama xam ne moom laa taxawoon kon lépp lu ma fay def sama appelé ka loi bu ma mënti di voté ay loi pour troisième mandat war nañ ko éviter ay loi yoo xam ne pour tëj nit prison yooyu yëpp nekk na fa pour mi ay loi yooyu yëpp dafa war a nekk da nga xam ne da nga ko war a def sa aqulaay taala parce que bu paree rek dafay impacter ci vie population bi ci lu baax wala ci lu bon kon taxawaayam war na nekk koo xam ne taxawaay wu sell lay doon di wax li nga xam ne moom la askan bi soxla bu ñuy voté budget bi nga fexe ba seet ne budget bi dafa war a dem fa mu war a dem warul dem ca poche
warul jëm ci ay 4x4 warul dem ci ay oto war a leneen ak leneen te nga mu nekk loo xam ne nag doo ko ragal da nga koy ñeme xam ne dañ la ko dénk donc baatu askan wi lañ la dénk rek pour que nga waxal leen ci lu gàtt rek laay wax bari na nag rôle yi mu war a mën a jouer problématique yi nga xam ne am na ci réew mi ci wàllu santé yëpp dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a def ay questions écrites di ko wax di ko fàttali gouvernement bi fii nii tey jii bu fekkoon ne tey jii député la fii nii am lu fi manqué yaa ngi new ci hôpital dama ko war a bind jaarale ko fu ma ko war a jaarale ba mu yegg ci ministère de la santé suñ ma joxee micro bi ma wax ko noonu comme ñi jéem a faj ñi population bi ñi jéem a faj chaque fois normalement député bi da ca waroon taxaw tem bu ngeen defee marche mu ànd ak yéen marche bu wax jotee mu waxal leen parce que yéen a ko dénk seen wàll seen baat fële ci assemblée nationale. mais gis nañ aussi léegi député yi askan bi bu ñu waxante dëgg rek respecté tuñ leen donc tellement parce que député yi bëri ñu gis léegi xeex assemblée bon saaga bon kenn mënatul comprendre daal par rapport ak aussi li tax ñuy wax député donc maanaam askan bi gëmatuñ leen daal donc loolu la askan na nga mën a def askan bi gëm leen daal. non foofu nag askan bi xaw naa juum ñu leen war a gëm nag nga boo demoon tey ci Europe lu ne fa am ci assemblée nationale nee naa la moom mooy la représentation du peuple c'est-à-dire ni ñuy dundee fii ñun comme gée ngi new xam nga damaa gis gars yi ñàkkante ci biir garage wala ci biir marché bi ndax ku nekk yaa ngi xëcc sa intérêt c'est la même manière ñun dañuy représenter peuple bi c'est-à-dire peuple ni muy dundee ak ci ay soxlaam ñun loolu la ñu war a dundee àla sax mu jaral ñu daf la war a jaral déedéet man je dis le contraire gars yi dëgg la débat bi souvent mais loolu la war a demee. mais xeex saaga tellement que aussi tey boo xoolee élèves yi xool ko war a jàng ci ñoom est-ce que aussi xeex saaga dóorante ko fen non mais aussi am na xam ne. c'est-à-dire war nañ on peut bien s'améliorer wala aller au-delà loolu je suis d'accord mais tolluwaay la dina am fu muy toll yi nga Serif yow yaa ngi nekk sa liggéey mais buñ la sonal sa liggéey di nga am nen noo mel bañ ne Serif bett na ma parce que daf la koy jaral da naan lii kenn loo xañ wax nga ko plusieurs fois mais nga fi plusieurs fois man gée ngi new bu gée ngi new taxawee faalewu ma dara kon donc ku la xañoon gée ngi new ko taxaw temm c'est de la même manière ci ay lois yi ñuy voté souvent gars yi bu ko forcé ñi di daw wala nga am sa temps de parole ñu réduire ko ne doo fi waxee te nga war a wax te ñu yónni la nga war a wax léegi mooy indi xëccoo yi te loolu du Sénégal rek nga koy kii de am na feneen ak feneen ci biir Europe tubaab yi ñuy wax ñooñu gën a civilisé bi boo demee parlement britannique wala nga dem parlement français yi xeexu méttee nga am loolu moom man je ne dis pas que ne loolu moom mooy def qualificatif député dafa am rôle bu muy jouer rek te da ko war a jouer nu mu ko war a jouer ba ñu xam ne kii représenté na peuple bi dignement suñu sañoon nag duñu yegg si ci xiiroo ngaayoo saagante moom c'est extrême war nga mën a wax sa soxla tey doo saaga. mais nag docteur li nga xam ne def nañ ni yow tey boo demee assemblée ko bu laajee xeex da nga nar a xeex te aussi kenn xamee wala ko kon donc est-ce que tey bu ñu ba nga nekk député ba mu nar la ko jaral aussi est-ce que duñ ne est-ce que kii docteur bi ñu xamoon la parce que déjà aussi tey boo xoolee dañu gis nañ fi sax ay docteurs yoo xam ne jàpp nañ leen fii fan yee passé xam nga bon ci ay trafic yoo xam ne bon xëy na mu ngi sori bon mais dafa ñaaw daal en tout cas te war na mën a ñàkk. bon askan bi daal moo ma yónni te bëgg naa fas yéene nañ bu ñu yàlla dimbale woon tey ji ñu dem au niveau de l'Assemblée nationale ñu taxawu temm askan wi ci ñu nekk seen i bëgg-bëgg moo bañ a nekk député de quelqu'un mais ma nekk le député du peuple. boo xoolee jafe-jafe gi na tey yow exemple lan nga gis ne xëy na moo nekk loo xam ne tey bu yàlla defal nga nekk député au moins di nga taxaw pour xeex ko def ci loo mën daal ci jafe-jafe gi. xam nga député dafay am ay session day chaque fois benn ministère day ñëw mais ministère boobu bu nekk dafa am wàll rôle am bu mu war a jouer ci département bi c'est très simple bu dee santé la bu ministère de la santé ñëwee du man rek maa koy def de maag waa Guinguinéo waa Guinguinéo laay demaat sport et développement ne leen dimbale leen ma kat dama am session wax leen ma waxu leen ma manquement yi ci biir hôpital bi yéen a ma ko ñu fi bëree ma ko gën a xam n'est-ce pas ñii dem ci faju ji ñu ngi sport et développement daanaka Guinguinéo yëpp a ngi sport et développement de Guinguinéo. maanaam fi ma bëgg a waxee mooy exemple nii parce que soit Guinguinéo xëy na góom yu bëri ni ñaa ngi ci teg seen bët donc te yow maanaam yan góom nga gis daal au moins loo xam ne lu gën a jàmp loo xam ne tey bokk na ci yoo xam ne yaa ngi koy noté di xalaat que tey boo nekkoon député lii que danaa taxaw fexe taxaw ci def ci lu mu mën
lan nga ci mën a remarqué. bu ministre de la xam nga boo gisee mooy santé mooy wax santé mooy santé fii moom doxul santé moom ko parce que maa ngi dégg ne groupe électrogène bu ñu mujjee woon jox sax fonctionné tul xam nga yooyu yëpp ay jafe-jafe la mais bu ministre de la santé ñëwee yooyu dinaa ko wax c'est très simple te balaa ma dem nag xanaa tam balaa ma dem naa maîtriser sama sujet xam li ma war a wax au delà de Guinguinéo war naa waxal Sénégal aussi c'est ça bu demee éducation fii de am na abri provisoire ñu wax ci suñu sañoon ñu am la waa xale yi ñi nga xam ne des fois nañ dimbale leen conseil départemental wala dimbale leen maire yi fa ne ñu am bus sax boo xam ne dañ koy jagleel xale yi pour que ñi nga xam ne dañuy jóge fu sori yooyu yëpp c'est des difficultés yoo xam ñu ngi fi mais au delà tamit askan wi ngay déglu waa ñu jox la nga dem yóbbu rek c'est très simple. non déjà lim nga ñaar xam nga déjà gis nga ñaar yi nga wax góom la yoo xam ne mii nii mais est-ce que amul yeneen góom yoo xam ne yaa ngi ko gis. voilà xam naa da nga bëgg ma dugg ci sport bi carrément sport bi tam ay góom la voilà yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne lañ ko war a plaider y a beaucoup de choses je donne quelques exemples rek mais je sais que y a beaucoup de choses à dire aussi bien à Guinguinéo chef-lieu de département que dans les autres communes loolu ay man dem naa ay dëkk ñu may laaj ay caax ay poto pour football donc yooyu yëpp lu ñu war a waxal la xale yi itam ñi nga xam ne yàlla dafa def football lañ bëgg war nañ mën a fexe ba def fi ay jumtukaay yoo xam ne ñoom suba dinañ leen mën a gis ba ñu mën a seen talent ailleurs nekk suñuy Sadio Mané te loolu yëpp lu ñuy wax la rek l'essentiel bu ci taay parce que du wax kese danga koy wax dox ko parce que boo taxawee assemblée nationale nga wax li ngay wax ba pare baax na li nga wax nga fexe ba ministre bi jot ci wala nga yóbbu jaarale ko ci président assemblée nationale pour que commission yi yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu. donc xëy na gis nañu département bi bon ngand na 12 communes la est-ce que maîtrise nga carrément 12 communes yëpp wala xëy na peut-être am na yoo ci jot a maîtriser tuuti rek quoi. non man kay nekk naa candidat pour la présidence du conseil départemental dem naa commune yëpp commune yëpp ñoo bokk góom département Guinguinéo moom góom yi moom secteur boo laal góom la je le dis ici béykat yaa ngi ni semence bu baax sax mënuñ ko am. mais côté aussi infrastructure aussi gis nañ Guinguinéo moom déjà service yëpp dañ ko looy parce que yaakaar naa góom la boo xam ne moom bokk na ci góom yu rëy aussi fii à Guinguinéo ba nekkee département day boobu léegi nii bëgg a yàgg. nee naa comme ni ma la ko waxee xam nga dañoo joxe ay exemple rek dañ joxe exemple mais exemple yi bëri na te boo demee assemblée tamit doo ñëw rek tëb waxandoo lépp chaque fois bu amee session ministère bu mu concerné moom ngay waxal bu la neexee dam nga def sa question nga dugal say question écrite yoo xam ne da ngay wax problématique yi nga xam ne moom moo am Guinguinéo pour lan moo tax defarul lii Guinguinéo lan moo tax defarul lii Guinguinéo lan moo tax nga déposé ko nga auprès du président de l'Assemblée nationale bu ko defee moom mu saytu ko loolu ku ne xam ne ci laa mu sa wax man yàgg naa waa Guinguinéo yàgg nañ ma dégg may revendiquer ay infrastructure yaa ngi nii chaque jour nga sonn lool pour defar ay casier judiciaire alors que tribunal waroon na fi am Guinguinéo bu yàgg waxuma sax yu ñuy loué mais ay tribunal waroon na fi am ak yeneen loi si nag bon loolu yëpp lu ñu war a xeex la ñu wëlbatiku jublu ci Guinguinéo moo tax doomu Guinguinéo war a xeex doomu Guinguinéo soo ko gisee muy votel benn bokk yaakaar daf may jaaxal c'est sérieux pendant 9 ans plus de 9 ans aujourd'hui ba tey jii ñu ngi nekk di xeex ay infrastructure ñu ko am te ci fànn yëpp nag du ci infrastructure administrative rek mais ci fépp foo laal rek da ngay gis ne am na ay manquement te nguur bi fi nekk tey jii di gis na seetlu doomu Guinguinéo da koo dawal ba sonn c'est le moment nag de sanctionner élection législative yaa ngi ñëw maa ngi woo doomu Guinguinéo yi ñu xam lu ñu bëgg ñu sanctionner lu baax Benno Bokk Yaakaar xoolal kum leen indi laat ki ngeen faloon la leen indi laat xamu leen sax ne moom la leen indi laat je sais que la plupart boo leen posé une question ne leen kan mooy le candidat de Benno Bokk Yaakaar duñ ko xam alors que Mandiaye Kébé boobu moom moo fi nekkoon moom ngeen faloon ba leen ko falee ngeen ko gëj a gis est-ce que mos ngeen ko gis télé mu taxaw waxal département Guinguinéo mosulaat kon c'est le moment de les sanctionner te c'est le moment aussi tamit ngeen terminer ak ñoom une bonne fois pour toutes parce que élection yii di ñëw moom mooy définir lépp li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam en 2024 incha allah. waaw ñu gis ne aussi ren nag cette fois ci da ngeen demee ak coalition donc tey coalition bi maanaam lan moo tax demu leen ak seen bopp.
ngeen yokkaat ci ceeb bi ñeex xaw ma ci ceeb bi kii quoi ñeex xam na laa ko mën a waxee daal parce que par rapport ak bi passé mais bii gis nañ coalition bi daal yokkaat na bu baax donc pourquoi pas demee waat leen comme ni ngeen demee woon. waaw xam nga tam politique dafa am stratégie te nit ku nekk nag da ngay xam loo tolloon heureusement pour nous ñun dañoo jóge ci ay élection man Yewwi dem nañ élection départementale xam nañ ñu toll wax dëgg yàlla xam nañ ñu toll loolu moom la ñu liggéey ba tax ñooñu votel ñu je sais que bu ñëwoon législative dinañ mën a convaincre ñeneen ak ñeneen mais ñun jàpp nañ ne Benno moom moo majoritaire léegi nag ba tey tam il faut que tam ñu nangu ko léegi nag pour gën leen a buux gën leen daal waxuma la coalition mais dañoo def intercoalition ñoo boole ñaari coalition pour gën leen a buux parce que bu ñu boolee li ñu am ci élection locale yi dajale ko ak leneen lu ci war a yokk ñi nga xam ne xam naa kontaanatuñ ci nekkoon Benno te kontaanatuñ te gis nañ ne aussi tam li ñu warloo woon Macky Sall def nañ ko ba pare c'était 2 mandats yooyu jeex na ñoo ñëpp war a ñëw nag bokk ci combat bi pour xeex li fi ne buñ ko boolee dinañ leen nërmal moo tax ñu def intercoalition bi. mais boobaa aussi après suñu tas wala suba yàlla xam. non ñun xanaa xamoo ñun dañoo bind ay charte est-ce que xamoon ne man Yewwi Askan Wi bu lii passé ñoom ñëpp ku nekk da ngay delluwaat fu nga nekkoon loolu dañ ko bind dañ ne nañu xeex waa ji ci élection locale yi ak législative yi waaye bu ñu paree ku am candidat na nga ko jël nga indi ko présidentiel ku ci jiitu ñëpp yow ànd ak yow loolu luñ bind la bu yàgg. dana jaxasoo de waaw li gars yi naan politique moom loo xalaatul la mën a nekk. effectivement lii nii xalaatuma ko woon mais c'est une très bonne stratégie quand même nit ku ne da ngay xam loo tolloon suñ ma fi ñëwoon defaat ma tête de liste wala ñu jël keneen ku bokkoon Yewwi Askan def ko tête de liste mën naa am chance bi ñu waroon am pour gagner mun na def n'est-ce pas mais bu ñu gisee ñu boole ñaari coalition bi waa Yewwi ak waa Wallu lu ñu amoon ñu boole ko dajale ko mën nañu dem daaneel Benno Bokk Yaakaar. ñu seetlu aussi yàlla bañ ñu secret boo xam ne fii ci département bi loolu lañ koy sant yàlla mu gis nañ ne fii candidat yëpp maanaam reyante yi am violence yi am ci yeneen dëkk yi ñun yàlla suturaal nañ parce que fii dañ gis yéen da ngeen di tàppante fi ngeen dajee kafoore tellement que affaire bi yéemale doona donc lan mooy secret gi ngeen ñëw. loolu de moom xanaa nga laaj ko mag ñi macha allah dañ koy sant yàlla bu baax a baax parce que tam ku nekk rek dafa war a comprendre ne man gëw ma ne nit dafa jóg di def politique pour def ko nii rek wala defal ko boppam yaakaar naa ku jóg rek am na as tuut lu la yëkkati lu ci bëgg a defar bon loolu laa gëm quoi loolu laa jàpp donc ba tax na warul fii Guinguinéo tey jii ak Guinguinéo nu mu mel war nañ fa xalaat leneen lu dul di xiiroo ak a ngaayoo man tey jii yéene naa madame le maire mii su ma amee lu baax ma wax ko pour mu njëriñ ko ba mu njëriñ Guinguinéo ni may cokkaasee Pape Malick Ndour cokkaasuma ko parce que yéenewu ma ko de dama koy cokkaas ndax mu gën a góorgóorlu su amee projet ma ne moom mel ni ku koy gas ci projet yooyu pour que mu ne mu xam ne am na ku may seetkat am na ku may xool mais defuma ko parce que dama ko bëgg a jaxase ak askan wi wala leneen ak leneen su defee li projet yi mu yëkkati bu ko defaree ba mu baax ñi njëkk a applaudir man lay doon parce que njëriñu Guinguinéo rek lay doon te ñun njëriñu Guinguinéo rek moom moo ñu fi teg soxlawul ali moo ku nekk na indi ay idéem rek war nañu débat ba débat bi xóot mais waruñu yéenante jàmm parce que au delà de tout tey jii ñun tey jii bu ñu yàlla joxoon tamit ñun dañuy gouverner pour ñëpp de ñi doon xeex ak ñu nag ak ñi ñu jàppale dañuy boole nag ñu bokk ndey bokk bàyyi liggéey suñu Sénégal parce que fii nii ñun suñu nationalité mënuñ ko joxee mënuñ ko jaay mënuñ ko yóbbu feneen Sénégal lañu am ñun ñi yàlla def nañ nag tàbbi ñu fii ci Guinguinéo kon luñ mën a def rek muy bokk ndey bokk bàyyi waaye nag ci politique idéologie la gis-gis la ak taxawaay ku ci ne ak sa gis-gis ak sa taxawaay ñu respecté ko lool nag mais nag bëgg nañ ko def dans les règles de l'art man de xanaa nga waxu ma moom ba ma xam ne waxu nga ma mais man boo ko yemalee ci débat d'idées rek man moom mun naa la respecté ba mel ni ab liif waaw bu dee débat d'idées ñu xeex ci débat d'idées boo ma convaincre wala boo ma gañee ci idée population bi nga xam ne yow yaa ma gañee ci idée moom mu jiital la su ma la gañee ci idée population bi jël mu jiital
man moo tax j'essaie de parler avec la population de Guinguinéo encore une fois. Nous avons les arguments mais nous avons aussi la capacité am nañ compétence am nañ bëgg-bëgg bi tam defar Guinguinéo am nañ bëgg tamit taxawu Guinguinéo te bu ngeen ñu wóoloo ci suñu intercoalition bi soobee yàlla la ngeen bëgg ci assemblée nationale soobee yàlla dinañ leen ko defal. donc xanaa rek ñu bàyyi la aussi kàddu gu mujj gi rek ak aussi ban appel ngay lancé à travers à la population ci département bi yëpp ak aussi xëy na ba ci suuf si nga am maanaam nga résumé ñu rek donc bala ñuy tàggatoo. non pour résumer mënuma résumer peut-être xanaa wax ci suñu intercoalition bi parce que intercoalition bi ñun dañoo seet rek ku ci ne fa sa morom néew doole yow nga ñëw dooleel ko noonu lañ ko defee fii Guinguinéo élection yi passé wàllu moom moo jiitu woon ñun dañuy ñëw doolee ko ci moom kon na waa Guinguinéo xàmmee ràññee ne bu ñuy voté liste wàllu la ñuy voté c'est suñu tête de liste fii dans le département mu ngi tudd Modou Guène Diop dëkk nekk maire Mbos yàlla def na nag maire Daba moom liste nationale la nekk te mu ngi nekk à la 2e position loolu moom moo ko liggéey lu toll ni coalition wàllu grande coalition wàllu ñu jël suñu bàjjan ñu jël ko bokk ci ñun def ko 2e position liste nationale lu mu liggéeyal boppam la ñun aussi tamit bëgg nañu jaar noonu ci politique ba nga xam ne dañuy respecter au niveau national loolu mandarga la nga nekk ci biir politique ñu respecté la parce que tamit li ci gën a bëri ci suñu gars yi nii ñàkk leen respecté moo tax souvent duñ leen boole ci dara kon nañu xam ne fii nii Guinguinéo liste wàllu la ñuy dugal ci urne yi donte nag maa ngi leeral ne man maa ngi ci liste nationale bi ci suppléant yi laa nekkoon waaye yàlla dogal na lu mu dogal liste suppléant yi bu Yewwi Askan Wi mooy dem maa ngi foofu tamit 17e position loolu tam cër la pour département Guinguinéo su fekkee ni choisir nañ liste wàllu bi parce que Yewwi Askan Wi aussi tam waa wàllu dañ koy votel Kaolack comprendre nga waa Guinguinéo bu ñu votelee fii wàllu waa wàllu dañuy votel Yewwi Askan Wi fële ca Kaolack parce que fële ca Kaolack waa wàllu dañoo bàyyi seen liste topp liste Yewwi Askan Wi ñun aussi fii dañuy bàyyi suñu liste topp liste Yewwi liste wàllu bi te stratégie boobu lañ demee léegi waa wàllu ñu ngi ci 18 départements ñun ñu ngi ci côté ay 28 et quelques départements donc noonu lañ bëgg a def waa ji buux ko à l'Assemblée nationale nangu Assemblée nationale ci moom soit mu toog soit mu dem bu ko defee ñu dem ci élection yi apaisé 2024 du am xëccoo du am dara na mu bëgg doomu Guinguinéo yi xamee ko noonu lii mooy définir 2024 naka la ñuy demee élection suñu fexee ba ñu def créer cette cohabitation à l'Assemblée nationale incha allahu rabi te am nañ yaakaar ne moom mooy am parce que population yi xàmmee nañ ràññee nañ lu ñu warloo woon def nañ ko li des ci jàmm lañ ko joxe woon nguur gi dañu ko delloo ci jàmm te pour mu am mooy cohabitation bi ngir yàlla ak yeneen bi na ngeen ci góorgóorlu bu baax surtout yéen waa ñu nekk dans le département de Guinguinéo dinañ ñëw ci yeneen i waxtaan ci yeneen i gisee dinañ def ay caravane pour gën leen a expliquer ay communication pour gën leen a expliquer en ce moment là tey ji amoon nañ réunion def nañ ko ci jàmm ba mettre nañ en place suñu comité scientifique pour tout ce qui est stratégie logistique ak yëpp ñu teg ko mettre ko en place donc Serif di am kontaan toujours di la gërëm di la sant si sa taxawaay ci Guinguinéo amoo fi moroma ñun politique yi sax yaa ñu ëpp njëriñ non c'est sérieux parce que nga sa ñëw ci lii sa taxawaay ci nii dafa am lu bëri lu mu changé permettre nga ñu bëri di mën a exprimer wu tey ñu mën a wax ci biir Guinguinéo te loolu damay ñaanal yàlla mu dem ci kanam parce que tam ab communication dafa bokk ci liy développé ab gox te ñi ngay communiquer parce que bul xam kuy seet kuy gis am na koo xam ne mu ngi gis mu ngi nekk ba Europe Guinguinéo nekk ko lool Mousso tey ji li mu mën a def Guinguinéo lu ko waral Serif Seye indi na ci rôle bu mag a mag a mag waa ànd defar yeneen kuréel yi même Mamadou Faye Fera li muy def nii nga koy fësal maa ngi profité ci occasion bi vraiment félicité ko donte dañuy wax ne rôle am la moom moo ko war a def mais baax na ñu ñoŋal ko parce que am na ñeneen ñu fi nekkoon defuñu ko moom au moins mu ngi jéem a ñuulal suñu tali yi fii
te loolu dañ ko ci gërëm sant ko ci ñaanal ko yàlla lombalal ko lépp lii rek lañ bëgg ci département bi ku ne dugal loxoom mu dem ci kanam mais dañu xam ne nag Benno Bokk Yaakaar jeexal na ñeneen a war a ñëw nag loolu waa Guinguinéo nañ ci résigné wu ñëw jàpp ci même ñu nekk Benno Bokk Yaakaar nañu waxoon ne contrat bi ñu signé woon ak ñoom jeex na nañu ñëw ñu jàpp ci intercoalition Yewwi Wallu pour que mu am majorité au niveau de l'Assemblée nationale. ok merci docteur donc comme ni ñu ko waxee rek parce que chaque fois xëy na peut-être li duf ci kin bi xajul ci li duf ci kin bi xajul ci naaj bi li duf ci naaj bi xajul ci kin bi waaw donc en tout cas dañ def benn espèce kii rek xam naa firaami gi incha allah nañ gën a waxtaanal gën ko yaatal mais en tout cas ngeen xam ne ci candidat yi la bokk donc da ciy baax comme ni ñu ko waxee woon rek parce que lépp loo xam ne njëriñu askan bi la wala askan bëgg a xam danañ déplacé wu xool nan la askan au moins mën ci jot mën a xool mën a tànn nag parce que chaque fois ñeneen ñi aussi kuñ ci mën a am possibilité pour waxtaan ak moom nañ waxtaan ak moom en tout cas au moins bu ko defee yéenay tànn ngeen xool ku ci nekk ku la ci doy comme ni nga ko waxee rek parce que ku nekk aussi ak sa choix ak sa candidat waaw donc en tout cas docteur allez nekk si jàmm di wax ne moom aussi ku bëgg Guinguinéo la donc bëgguma ci sori trop parce que mooy loolu mais en tout cas daal dañu xam ne ku bëgg Guinguinéo la et ñu bëri xam nañ ko parce que bu ma waxee rek déjà tey lii ma yor nii tey bokk na ci ñi ma doon njëkk a encouragé donc loolu aussi ma la ciy remercier parce que loolu du ma ko ragal di ko wax chaque fois li ma wax rek am na xam ne bu ko nit defee du man mais parce que bu demee ba ñemee ba am fit ba toll fenn fi rek donc moom aussi dugal na ci loo xam ci lu bari am na loo xam ne nag duñ ko mën a wax ne